voilà salaamaaleykum waa adduna bi, salaamaaleykum waa Afrique, salaamaaleykum waa Sénégal, salaamaaleykum waa Thiès, salaamaaleykum yéen ñi seetaan ñëpp nga xam ne yéen a ànd ak ñun ci chaîne bu mag bi di Marketing TV Mode. Comme ni ma leen koy faral di waxee saa su nekk, seenu mbégte mooy suñu bànneex te mooy li nga xamante ne moom tax a jóg. ba tax na tey jii ñu ngi fii ci Thiès, plus précisément bu ngeen gisee décor bi sama ginnaaw ngeen xam ne ñu ngi fii ñuy wax résidence Lat Dior, lieu boo xamante ne c'est connu par tout un chacun, maanaam ñun ñëpp xam nañu ko, plus particulièrement ñi nga xamante ne ñoo dëkk Thiès. donc di nuyu borom bërëb bi monsieur Diouf, di ko sant di ko gërëm aussi ci dalal bi ak ci yaatal gi. Donc comme ni ngeen ko xamee, tey jii ñu ngi waat ci seen émission bi nga xamante ne mooy daw ci télé bi. tey ñu am mbégte ak contact di dalal kii nga xamante ne suñu professeur la, suñu xarit la, suñu waay la, ñu koy wax Ibrahima Gueye. xam naa yéen ñi seetaan du ñàkk am na ñu nga xamante ne mës nañ koo xam, ndax am na ci yenn école yu mu jaar, xëy na dinañ ci ñëwaat. am na liggéey bu rafet tamit bu mu xamante ne moom lay def ci bërëb yi ñu nekk, te macha allah ku ñu apprécier la, ku ñu xam la, ku ñu nawlu aussi ci liggéeyam. donc très rapidement monsieur Gueye, ñu bàyyee la kàddu gi rek nga présenté ak sunu mbokku internautes yi. waa kay jërëjëf sëñ bi Mbacke, ñu ngi lay gërëm di la sant di la ziar, di rafetlu bu baax seen liggéey ci Marketing TV. ngeen di wëy di wasaale lépp lu mën a yokk ci njënd ak jaay ci communication, donc ñu leen ci sant bu baax. ñu yàgg nag di leen seetaan, tey jii ñu rafetlu teewaay biñ fi teew, ñu ci profito nuyu képp kuy safo Marketing TV, képp kuy faral di seetaan suñu émission yi ñu fiy jaaral. jërëjëf monsieur Gueye. Comme ni ngeen ko xamee, monsieur Gueye comme ni ma ko wax sama njëlbeenu kàddu, professeur wu marketing la, di jàngale ci yenn écoles yi nga xamante ne ñoo ngi ci dëkk bi. vraiment nekk ku yaatu ci wàllum xam-xam, laabir ci aussi loolu itam, di xaritu étudiants yi. donc tey jii nag suñu itam mbokk yi ñu seetaan, ñu ngi fas yéene waxtaanee li nga xamante ne mooy wàllum communication. bu ñu nee communication yemul rek ci wax, waaye li mu ëmb dafa bari. kon monsieur Gueye, communication la ñuy wax, waaye tey dafa am benn pàcc bu ñu tànn ci communication, ñu koy wax communication commerciale. bu ñu waxee commercial nag, xëy na ni ñu war a àddoo ci wàllum wax, ci wàllum échange, ci wàllum waxtaan ak weccante, ci ay wàllum kàddu, ci ñi nga xamante ne moom moo nekk ci milieu jënd ak jaay. donc ci résumé rek ñu mun koy tuddee ci tubaab communication commerciale. tey jii bu ma la doon laaj, wala sama laaj bu njëkk lan lay doon, lan mooy communication commerciale. waa kay sëñ bi Mbacke, laaj bi am na solo trop, ndax communication tey jii dafa doon lu am solo ci njënd ak jaay. donc tey jii war nañ mën a xam communication mooy lan. communication mooy jumtuwaay yi bërëb mën a am, bërëb bi mën a nekk entreprise, mën a nekk fu nit booloo pour jënd ak jaay, pour nit ñi xam leen, bëgg leen, ñëw jënd seeni mbir. naka la ñu mën a def ba fësale, ba
ñëpp ñu bëgg ñu ñëw ci ñoom ñu xam leen loolooy communication maanaam pour communiquer pour def sa communication mën nga jaar fu nekk mën nga jaar ci télé bi mën nga tamit am yeneen jumtuwaay sax dinañ ci ñëw pour def sa communication waaye naka ngay def ba boole yooyu yëpp ba di nga am jumtuwaay boo xam ne day mën a baax ba nga mën ci communiquer tey jii loolu mooy umpu tey jii communication. kon communication commerciale lu am solo la. waaw doon na lu am solo tey jii ñu bëri réussir nañ ci seeni jënd ak jaay ndax rek communication bi ndax mooy tax déjà ñu xam la wax naa ko léegi waaye tey jii gis-gis bi nit ñi am ci yow ba war a mën a ñëw ci yow bàyyi ñeneen ñi ñëw ci yow communication moo koy waral moo tax communication tey jii lu am solo la ci jënd ak jaay mënu la ñàkk. ki nga xamante ne moo ngi jënd ak jaay. te communiqué wul ndax am na chance su li muy jaay mu gis ko jënd wala ñu xam ko. waaw comme ni nga ko waxee ci sa njëlbeenu kàddu tey jii dafa nekk ci diggu jënd ak jaay donc ki nga xam ne moom mooy communiquer moo ëpp chance nit ñi ñëw jënd ci moom que ki nga xam ne communiqué wul parce que tey jii jamono dafa dox jënd ak jaay dox ba nga xam ne lépp looy jaay say fukki moroom ñu ngi koy jaay kiy jënd xam na li muy bëgg am na jumtuwaay bi nga ko jëndee am na njëg bu nga ko jëndee donc pour mu bàyyi la pour mu bàyyi ñeneen ñi ñëw ci yow fokk tey jii nga def jéego yu bari ci sa wàllu communication pour nga mën a am li nga bëgg ci sa njënd ak jaay. kon de communication commerciale lu am solo la. lu am solo la ndax boo xoolee damay gis yenn saa yi ci télé yi lu ci mel ne télé wala rajo yi. ñi nga xamante ne ñooy entreprise yi nekk ci dëkk bi. moo xam di jënd wala ñiy jaay. wala ñuy defar sax. soxla après ñi ko jënd. damay gis yu ci bari ñu def ay lu mel ne genre publicité. est-ce que loolu itam mën nañ ko jàppee comme communication commerciale. waaw jërëjëf publicité dafa bokk ci communication commerciale publicité nag mooy lan mooy naka nga mën a def ba ñu xam la nga jaar comme ni nga ko waxee ci jumtuwaay xarala yu am doole mën na nekk cinéma mën na nekk tey ji internet bi nit ñi utiliser ku nekk am nga sa portable boobu yomb na ci nga am ci connexion nga am internet mën na nekk rajo mën na nekk télévision mën na nekk tamit affiche yi ngay gis ci réew mi loolu publicité la loolu lañ naan communication bu jaar ci publicité wala communication bi jaar ci médias yi am doole yi bu tax ñu war la mën a xam waaw terewul nag am na beneen yoon gi nga mën a jël boo xam ne doo jaar ci médias yooyu ci publicité yooyu moom ci suñu liggéey moom la ñuy wax communication hors média mooy maanaam bu jaarul ci jumtuwaay xale day yu am doole mën na nekk parrainage comme ñun nuñ koy tuddee parrainage mooy lan mooy nga fekk kuy organiser mbir mën na nekk làmb mën na nekk concert mën na nekk bépp fu nit di dajaloo mu am doole nga ñëw yokk ko doole yokk doole boobu mën na nekk xaalis mën na nekk ci ay jumtuwaay waaye moom it dafa war a def lépp ngir wane sa image wane sa say produits yi ngay jaay wala wane sa entreprise pour mën la si jox exemple rek dañ naan làmb ji tey jii làmb ji dafa soxla ay sponsor waaye lépp lu am diggante kii organiser làmb bi ak sponsor bi ñëw loolu lañ naan sponsoring donc loolu it xeetu communication la waaye du jaar forcément ci xarale yu yaatu yi mën nañ wax tamit mécénat nag mooy lan mooy entreprise yi organisation yi naka lañ mën a ñëw fekk koo xam ne mën nañ ko ndimbal li mën na nekk lu nekk ñu ñëw jox la seen doole waaye yow nag waruñu la imposer ne la foog nga wane leen loolu mécénat la mën na nekk tamit ñun luñ naan relation publique naka lañ ko mën a xaymaa mooy entreprise bi wala organisation bi naka la mën a def ba ñi mu nekkal di évoluer ak ñoom ànd ak ñoom ñu gis
ci bët bi gën maanaam image bi entreprise bi di am naka lay def ba yokk ko ba mu baax loolu nag mën nga ne tey dama ubbil sama bunt ñëpp ma ñëw ma wan leen li may liggéey mu nekk usine biy liggéey mbir loolu communication la mën na nekk tey jii luñ naan conférence de presse ñun kat bërëb gi ñu nekk am na lu fi xew mosu fi xew ñu bëri am lu seen xel njort mën na nekk lu ñaaw mën na nekk loo xam ne arrangé wuñu waaye ñun yoon la ñu communiquer ci boobu wax li xew ci ni mu xewee waaye wax ko ci dëgg nag bañ a rek weddi tuuma waaye wax li am bu jéggalu waree nga jéggalu loolu xeetu relation publique la parce que communication bi aussi mën nga ko subir yow nga bañ a nekk di wax ci yow ñeneen ñëw di wax ci yow waaye loolu tamit yow war nga teg tey jii ay jumtuwaay yu xarañ ba même bu ñuy wax ci yow yenn yi sax tey jii nga mën ko dindi nga bañ a fexe ba nit ñi duñu am ci yow benn image bu bon mën na nekk tamit promotion mooy lu ñu naan promotion comme ni ngeen koy gisee ñu bëri di ko def promotion nag mooy wàññi bi ngay def ci li ngay jaay ci bërëb ci ay fan yu ndaw promotion du nekk ba muy ba du continuer du luy sax promotion boobu nag mën na nekk looy may mën na nekk sa njëg bi ngay wàññi mën na nekk tamit po mën na nekk loterie mën na nekk concours booy def ci télé bi wala ci rajo bi loolu tamit xeetu communication la waaw loolu yëpp daal suñ koy firnde mën nañ ne yooyu yëpp ay xeetu communication la waaw. voilà merci monsieur Guèye mais dafa am lu ma jaaxal ndax sànq bi ma déggoo ci say biir kàddu am na loo xamante ne liste nga mooy jumtukaay yi nga xamante ne moom la ñuy utiliser lu ci mel ne télé lu ci mel ne rajo bi lu ci mel ne internet bi lu ci mel ne cinéma bi ak affiche bi mel noonu dafa nekk loo xamante ne bi ma ko xoolee jàpp naa ni nit ñu bari jàpp na ne xëy na day laaj wàllum koom maanaam tey entreprise bi kat lépp lu mu ci yëkkati ne naa jaarale sama publication moo xam lu ma defar la ba noppi teg ko war koo jaay war a communiquer ci loolu noonu damaa jàpp ne kat su ma demee ci télé yi kat am na lu ñu may laaj ndax loolu nekkul ak ñàkkum yàq xaalis laa ko mën a tuddee pour ñenn ñi wala ndax li muy jural entreprise bi lan moo ci gën a ëpp solo pour entreprise bi ndax ñu ci bari yàq xaalis lañ ko jàppee yàq xaalis lañ ko jàppee waaw loolu ñun duñ ko gisee yàq xaalis ndax communication bi ngay def dafay ñëw après looy investir la mais li ngay investir après day ñëwaat ci yow booy xool muy tey muy ëllëg ak saa su mënee nekk lu tax duñ ko tuddee yàq xaalis mooy ne yow balaa lenn da nga ko war a maîtriser nga war a maîtriser boobu communication da nga war a maîtriser xaalis bi nga ciy def lii tax nag nga maîtriser que mooy dafa am ay jàngat yi ngay def yow mi nekk ci yow mi yor sa entreprise jàngat benn bi ngay def mooy yow ndax sa produit yow rek a fi nekk ñaata concurrent moo fi am su ma nee concurrent mooy ñiy jaay li ngay jaay bu fekkee ñiy jaay li ngay jaay dafa bëri xaalis bi ngay def ci sa communication dafa war a bëri waaye yow sa produit mbaa yàgg na fi wala bu bees la bu dee bu bees la nit ñi kat dañ ko war a xam lu bees nit ñi dañ ko war a xam pour mën a ñëw kon sa budget dafa war a yokk li ngay def ci communication bu dee tamit ñi nga xam ne sa fi ngay jaayee am na produit yoo xam ne li ñuy jëriñ ak li sa produit di jëriñ daanaka benn la loolu kat war nga def tout ba yokk sa communication nit ñi xam ne dëgg la li ngeen di jëriñ benn la waaye yow lii nga ko ëppalee loolu bés boobu ñàngat googu boo ko amee nga analyser nga maîtriser loolu ba pare dina tax xaalis bi ngay xam ba xaalis bi ngay def ci sa communication ci say publicité nga xam ñaata lay toll boo paree jàngat googu war nga mën a xool nag xaalis bi nga ciy def fan nga koy jëlee naka nga koy compter naka nga koy calculer loolu it da nga ko war a maîtriser ndax mu bañ a nekk xaalis booy ñëw rek di yàq nga ñëw rek investir xaalis bu dul jeex ni nga ko mën a dugalee benn bi mooy nga xool ñaata nga jaay soit ci at mi soit ci weer bi
li ngay jaay nga xool ñaata nga ci coppati def ko ci communication. loolu boo ko maîtriser. waaye nag loolu am na danger bi mooy lan bu fekkee ci loolu rek ngay xool li ngay jaay saay suy wàññeeku kon li ngay def ci communication day gën a wàññeeku sa njaay di continuer di gën a wàññeeku. moo tax loolu lu jar a xoolaat la. beneen bi mooy nga ne man kat maa ngi jaay ci bërëb bii borom butiku mbagg boo gis muy jaay cantine a ngi ca xel ma. fii ak i at bëgg naa am cantine bii. kon am naa ay objectifs yu ma fixé wu. nga ne ci objectif yooyu ma fixé wu kat war naa investir lii pour atteindre objectif boobu parce que kenn mënul atteindre benn objectif maanaam li ngay séentu. te amoo loo joxe. li ngay joxe nag nga xayma ko ci objectif yi ngay fixé wu. beneen bi mooy tey jii nga xool yow fi ngay jaayee ñaata ñooy jaay li ngay jaay. nga xayma loolu yëpp ñoom ñaata la ñu dugal ci publicité nga xayma loolu yëpp nga xool li ñuy dugal yow nga dugal ko. dina la tax li ngay dépensé ñoom la ñuy dépensé kon ñoom bu ñu mën a jaayee ci mbir ci njëg li yow di nga mën a jaayee ci njëg loolu ndax njëg li ngay jaay da nga koy jaay ndax li ngay dépensé li muy gën a yokk njëg li ngay jaay di gën a yokk. waaw loolu daal boo amee ñàngat yooyu yëpp maîtriser yooyu yëpp dina tax ba yow xaalis bi ngay dugal ci sa publicité di nga ko mën a maîtriser ba du doon xaalis bi ngay yàq ba pare nga am tamit topp bi ngay topp publicité bi ak lim lay indil di nga mën a xam ndax yaa ngi yàq wala yaa ngi maîtriser li ngay liggéey. ci loolee naka lañ ko mën a xamee maanaam tey jii kat jël naa benn lu ci mel ne 100 000 francs. ne kat moom lay jagleel publicité parce que am naa benn produit boo xamante ne bëgg naa kat nit ñi xam. tey jii nii naka laa mën a xamee ni produit bu bees la. nit ñi xamaguñ ko commencé wu maa jaay. waaye xëy na ci njëlbeen am na ci ay produits yu nga xamante ne doon naa ko defar. di ko jaay. tey nag produit bu bees la ndax mënees na kaa xam. wala ndax njëg la ma cay def mënees na kaa xam ci te jaayagum. waaw njëkk li ngay def mën nga koo xam te jaayagoo mën nga def ñàngat li noo koy defee mooy ne tey jii war nga mën a xam balaa ngay def publicité bi ci bërëb bii ñaata nga daan am ba nga defee publicité bi ñaata nit ñoo ko gis loolu rek yokkute la ndax nit ñi xam la yokkute la. bëgg nit ñi xamee ñaata ñoo ñëw jënd ci yow war nga ko mën a am na ay jumtukaay yu xarañ tey jii war nga mën a xam ñaata ñoo ñëw jënd ci yow donc loolu yëpp ñàngat loolu yëpp mën nga ko def ba mën a tax yow li ngay dugal nga war nga mën a xam ndax yaa ngi koy génne wala ndax mu ngi am njëriñ ci yow wala doo. kon mu mel ne communication lu am solo la. dëgg la ndax boo communiqué wul duñ la xam. dëgg la te buñ la xamul itam nit ñi. amaana dañ la fi tegg dem seeti keneen. dëgg la waaye am na benn mbir bu nga xamante ne soxal na ma lool. ci wàllum communication commerciale ndax ñun ñëpp dañuy gis fan yi dañuy toog gis benn entreprise boo xamante ne kat mu ngi ne kat man lii laay defar. waaye dañuy gis ne. communication ba da nga koy defee. dadul jaar yoon. dëgg la xëy na la waroon a tax ñi laal ñi nga xamante ne ñoom ñoo soxla produit boobu dafay daal di des. ñooñu est-ce que dañuy aajo balaa ñuy def communication ba pare. comme li nga wax ni dañ war nañu xayma ci wàllum njëg mi. war nañu xool ba xam li ñuy def amul keneen ku koy def ci marché bi. wala yu demee noonu. ndax ñoom tey jii kat loolu. warul ñu mën a am loo xamante ne war na am fu ñu ko jaarale saytu ko ba noppi. laataa ñu koy génnee wala ñu ciy wax. waaw li nga wax dafa am solo torop ndax tey jii lii différence su ñi yëngu ci communication ak ñeneen ñi mooy ne du ñu def dara te duñu xalaat dañuy xalaat xool lan la ñuy xool. dinañ xool ñi ñu war a jaay ñan la. ni ngay communiquer xale bi ak ni ngay communiquer mag mi bokkul. benn ñi ñuy xalaat ñoom la ñuy jaay ñan ñoo leen mën a influencer mooy maanaam ñan ñoo mën a tax ba ñu ñëw ci ñun
ñan la kon ñooñu war nañ leen mën a laal ci suñu communication ñu càngar leen ba pare xam tamit ñun fi ñu nekk ñan la ñu nekkal ñoom lan la ñu mën ñun lan lañ leen ëppalee ñu càmbar ko mën ko mën a wax ci suñu communication suñ jógee ci loolu ñun xayma woon nañ ñu mën a jaay suñuy produit ñan lañ defoon nañ suñu étude de marché comme ni ñu koy waxee fan la ñu nekk naka lañ leen di jaayee ñaata la ñu war a mën a jënd loolu yëpp def nañ ko dañ koy soxla suñu xaymawee yooyu yëpp ba pare ñuy soog a mën a teg nag ñun suñu communication bi naka lañ koy defee point par point loolu moo ñuy mën a permettre ñu mën a xam en fonction de suñu produit maanaam ci suñu produit nu mu mel ñun lan la ñu war a mën a atteindre comme objectif mooy maanaam lan la ñu war a mën a séenu suñu paree ci loolu ñu xool ñan la communication bi ñan lañ koy jagleel yooyu yëpp ñu maîtriser ko ba pare suñu paree ci loolu ñiñ koy jagleel naka la ñu mën a def ba jot leen ndax da nga leen di reeloo loolu dafa am technique communication la ndax da nga leen di wax yoo xam ne day dëggu wax joo xam ne day dëggu ndax da nga leen di démontrer mooy maanaam da nga leen di wan sa produit wala sa entreprise wan leen ba ñu mën a xam parce que ku nekk ni ngay booy wax ak moom dafa am noo war a waxee ak moom ndax mën ko jot loolu nga càmbar ko boo paree ci loolu xam nga li ngay wax xam nga ñi ngi koy wax xam nga ni ngi leen koy waxee nga war a mën a xam nag ñaata laa ciy def soo ko xamee ba pare xam nga loolu yëpp nga war a mën a xam nan laay waxee ak ñoom maanaam li may wax ban message laa ci jaarale boo xamee loolu nag ba pare nga ne ban xaralaay bu mën a tasaare li ma soxla lii yëpp laa mën a tànn boo ko bëggee tànn nag da ngay toog xalaat ne waa man lan laa def vidéo kon publicité la vidéo ndax vidéo bi mën na jaar ci affiche yi may gis ci mbedd mi déedéet àndul ma éliminer affiche ndax mën na jaar ci rajo bi déedéet àndul ma éliminer rajo léegi nag man li may jàllale ndax amul loo xam ne yoon da koy tere su ma ko jaaralee ci télé bi ndax yoon da koy tere ndax tey ji cigarette boo ko bëggoon jaarale ci tere peut-être dina jafe torop am na yenn produits yi bëgguma ko lim tamit waaye boo ko bëggoon jàllale ci télé bi tamit dina jafe torop ndax peut-être am na yoon ay tere ay daan yu si teg nga ne kon loolu dama koy dindi nga ne kon nag ñaataa ma dese peut-être internet dese na ma télé dese na ma waaye war naa ci tànn ci ñaar yooyu ak peut-être beneen affichage boo xam ne mën na génnee image kon ci ñett yooyu laa war a tànn ma ne waa nu may tànnee ma ne balaa may tànn dinaa xool ci ñett yooyu ban moo gën a mën a wasaare li may wax balaa maa tànn war naa mën a xool ci ñett yooyu man xaalis bi ma yor ndax war naa lan laa antal ndax kat défini xamoon naa tey jii xaalis bi may génnee ci ñett yooyu may tànn ban moo mën a wasaare fi ma bëgg yegg yëpp ci ñett yooyu noonu may tànn ban moo mën a tànn ñi ma bëgg waxal rek ndax tey jii mun naa ne kon xale yu jigéen ñi rek laa bëgg waxal sama publicité ndax wala xale yu góor yi laa bëgg waxal wala Sénégal yëpp laa bëgg waxal war naa ko xam boo jaaree ci yoon googu yëpp nga war a jaar ba defar sa publicité ragal naa ne di nga jot ki nga war a jot di nga li ngay dépenser du bëri di nga ko wàññi ba pare di nga jox sa publicité valeur bi nga mën a bi nga xam ne képp ku ko gis dina ko naw la ba pare sax njaay dina ko yëg bu baax. ci seetlu rek dama xamul ba xam yéen ñi seetaan yéen a ngi koy seetlu. comme ni ma koy seetlu. gis naa ne jamono ji dafa nekk loo xamante ne lu am doole la. dëgg la muy internet. moom cité nga ko sànq ci sa njëlbeenu kàddu. dëgg la te mu doon loo xamante ne jamono ji mën naa ne ñëpp a ngi koy utiliser. dëgg la boo demee ci
réseaux sociaux yi comme ni ñu koy waxee. Dëgg la. Facebook. am na ay page yu nga xamante ni yu bari fekk nañ ko. dëgg la. tey jii ba ci démb rek dafa am benn lu ma liir lu am solo waaye nag daf ma reetaanloo. dëgg la. ndax dañ ne étudiants yi boo gis léegi. ay mu ngi jaay. étudiant boo gis léegi mi ngi jaay. te ni ñuy jaayee mooy lan boo demee ci seen compte WhatsApp wala Snapchat da ngay gis ñi photo li nga xamante ne moom la ñuy jaay di ko posté. dëgg la. ci la ñuy jaaree di am ay clients. dëgg la. kon ndax ñooñu waaye nag des fois dafa am loo xamante ne loolu balaa ñëw ci effet contraire bi. ndax nekk na loo xamante ne mën leen a dimbali ci seen wàll loolu ñuy jaay ndax foofu ñu koy dugal. est-ce que place bu baax la pour nga xamante ne ñi nga xamante ne bëgg nañoo jaay. ndax foofu place bu baax la ci ñoom. waaw boo ko maîtriser lu baax la boo ko maîtriser mooy lan boo ko maîtriser mooy yow page bi ngay utiliser nit ñi ci lañ lay xoolee. waaw bu keneen ñëwee dugal fa leneen fan kii ba nu mu tuddati lu bon nag. nit ñi dañ lay xoolee lu bon lool. jël sa produit jàppee ko ak lu bon lool. loolu day yàqal lim lay yàqal mu ëpp foofu lim lay defaral. ndax tey jii dañ ne benn lu bon lu ñu tasaare benn lu bon mun nañ ko tasaare tey jii ci juróomi minute ci outil yooyu noonu. nga may wax ci internet ci simili yu ndaw sax. waaye bu dee lu baax mën na fi yàgg kenn du ko xool. kon lu jara bàyyi xel la. waaye bu fekkee da nga yor yow sa page boo xam ne da nga ko maîtriser chaque jour nga ciy def loo xam ne day amal njëriñ nit ñi en fonction de ñi nga bëgg jot. ki la bëgg jot saay su seetee jot la yow directement parce que du yow rek a koy jaay. waaye nga def ba nga xam ne saay su soxlaa produit boobu muy seet ay technique la nag yu ñuy peut-être xam naa beneen cours lañ ciy gën a développé. ay technique la yu ñuy teg en place waaye saay su soxlaa rek ba bind yow lay jot. li ngay utiliser aussi nga def ba nga xam ne nit ki du ñëw rek xool dina ñëw xool kiy ñëw di xool nga def ba muy jënd bañ a jënd rek mais di jënd des ci yow loolu bés boo ko defee réussir nga li ngay wut. donc li ñuy laaj li ñu leen di mën a conseiller ci loolu mooy déjà nañu am maîtrise u page yi ñuy ubbi noonu ndax dafa doon loo xam ne li muy defar mën nañ ne baax na trop waaye ni mu mënee defar tamit loolu la mënee amee luy yàq voilà ndax beneen seetlu bi ma ci am maanaam daf ma daal bis dëgg la ma toog di xool statut yi WhatsApp ma gis ñu def ci ay nuisette te nuisette yooyu xëy na du woon pour man dëgg la ndax góor moomul nuisette dëgg la waaye nag xëy na ci moroomu jigéenam yi la war a jaay ñoom ñi nga xamante ne marié nañ wala ñu ngi door a am jëkkër. dëgg la léegi est-ce que loolu tamit nekkul lu leen di yàqal ndax kat man mi ko gis dëgg la du ma ko jënd ndax solu ma ko dëgg la xëy na bu ma amoon soxna sax xëy na dinaa jàpp ne dëgg la sama soxna mën naa ko jëndal wala dara waaye ndax ñun ñi nga xamante ne concerné wuñ ndax dama dégg ci say biir kàddu nga ne ñi nga xamante ne war nga leen jot leen dëgg la ndax loolu amul lu muy yàq ci seen diggante seen liggéey boobu ñuy def ci wàllum jaay gi dëgg la loolu laa doon sonj léegi mooy ne communication booy gis yow war nga ko maîtriser yóbbu ko ci fi mu war a dem benn dina la tax li ngay dépenser du bëri ñaar dina tax nga jox ki nga bëgg li mu bëgg parce que ku nekk ak li muy wut ku nekk li muy wut ak fi nga ko war a jaarale moo tax genre communication boobu dëgg la nag yomb na torop waaye mën na la yàqal lu bëri donc ñun daal conseil bi ñu leen mën a jox mooy na doon page bu ñu maîtriser moomal ko sa bopp te loolu léegi lu yomb la page boobu ñu maîtriser ñu def tout ba ñi ko soxla mu mën a yegg ci ñoom loolu nag ay technique la yoo xam ne xam naa nañ ci gën a yegg si ci yeneen jotaay yu gën a yaatu. dëgg la kon xam naa comme waxtu wi xoj nañu la ñuy daal di sant ñi nga xamante ne ñoo ngi seetaan ñi nga xamante ne ñoo ngi seetaan ci page bi nga xamante ne moo di télé bu mag bi Marketing TV Monde bu ñu leen mënee lim rek xëy na ñu xool ñi nga xamante ne ñoo ngi suivre vraiment nekk na loo xamante ne lu ñuy yëg la saa su ne
te di rafetlu bu baax si ànd gi ñu ànd ak ñun ak topp gi nga xamante ne ñoom ñu ngi ci topp ak ñun donc ku ci mel ni Bàcc Ñaan vraiment ñu ngi leen di sant di nuyu aussi Ousmane Jiré Sarr di nuyu Insa Meng ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi ñuy seetaan di ñuy topp ci télé bu mag bi nga xamante ne moo di Marketing TV Monde. kon monsieur Guèye ci ma bàyyi la rek nga tëj kàddu gi wala nga joxe sa kàddu bu mujj balaa ñuy tëj émission bi. waaw dañ leen di gërëm yéen di leen sant di gërëm ñëpp ñu doon suivre émission bi di leen sant ci xel mu rafet bi ngeen am seen xam-xam ngeen koy bokk ba pare jël kàllaamay Kocc buñ ko xeeb moom lañ am. ngeen nangu cee wax nangu cee laaj nit ñi dañ leen di sant bu baax ndax seen xam-xam bi ngeen am yéen ngeen mën koo yokk ñëpp mën cee jot kooku amuñu seen fay di gërëm suñu sang bi Lay Bamba bu baax yow it ñu lay gërëm bu baax di gërëm ñëpp ñu doon seetaan dëgg la nag wolof bi xóotul trop ñu ngi si jéggalu bu baax voilà ñu ngi leen di gërëm bu baax. waaye dinañ comprendre te yaakaar naa ni liñ fi jàllale. dëgg la am na solo te dégg nañ ko. dëgg la waaye nag baatu cant yooyu ak baatu ngërëm yooyu defe naa ci ñun la war a jóge ndax gàntaloo benn yoon. xëy na sax nekkul loo xamante ne lu ñu may la temps pour nga waaj ko wala lu ñu planifié woon auparavant. waajoon ko. waaye vraiment mu wane benn disponibilité boo xamante ne kenn mënul xam nu mu toll. ndax ku ne xam ne jamono ji xat na ak koor gi aussi jamono ji waxtu yi fi mu toll nga war a dellu ba soowu kon du ñu def lu dul sant la di la gërëm aussi di la ñaanal suñu borom jàppandil mbir yëpp. kon mbokk yi ñi seetaan xam naa dañ leen di jox di daje rek ba ci yeneen émission incha allahu rabbi di leen ñaanal rek xam naa ni ndogu jàmm ak salaam di leen wax ne bu leen ñu fàtte ci ñaan kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox di daje ba beneen yoon ci yeneen émission incha allah rabbi jërë ngeen jëf. waaw kon ñu profité waat rek di gërëm ñi ñu doon seetaan sëñ Fallou Mbaye Mame Zara Sané Ousmane Dabax Sy Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké moo ne woon ci présentation bi di gërëm aussi Ousin Diaw Issa Meng Sega Koulibaly ak kooku sëñ Fallou Ndoye Mame Malado Sarr Dieye ñu ngi lay nuyu Abdelkader Ngaba Junior depuis Tchad ñu ngi lay nuyu Petit Aw Eva Dagna Dieye René Auguste Sidibé ñu ngi leen di gërëm sëñ Fallou Mbacké ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di la siyaar sëñ Ousmane Jiré jërë ngeen jëf Khalifa Diaby Mohamed Diallo Bàcc Ñaan sëñ Fallou bala bëgg Fallou Sourang Leroy ñu ngi lay siyaar sëñ Gaynde Fatma Seck ñu ngi lay nuyu Jean Noël John Alioune Thiaw Thierno Amadou Diallo Malick Diagne Youssouf Sega Badji le grand économiste donc di sant ñëpp tey gërëm di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf.